asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi fa leen toll ni ñu koy defee toujours fekk leen fa ngeen nekk jox leen càmmoñ bi actuellement xam nga lu ko waral mooy feebar bi ñàkk yi masque yi mesure barrière yi raxas loxo yi wala gel bi ni ma leen koy wone toujours den ko wax voilà di leen remercier ci vidéo dem bi Matar la Kagulaar mu ngi leen di remercier moom tamit parce que moom laa ko séqal dem fii dañ ko séq ak ñeneen ñu toog fi wax fii moom nee naa la dëgg lañ fiy wax buñ toogee dëgg lu dul dëgg aussi dañuy ñëw ñu décortiquer indi leen ci ay leeral voilà parce que léeg-léeg gars yi lëre leen ci émission yi ci télévision yi xam nga kenn ku nekk ñëw di défendre ay valeurs yoo xam ne si day yàq suñu Sénégal du ko def parce que nit bu dee nit la laa wax bu juumee da nga war ne kat juum na mu ñëw jéggalu leen ngeen jéggal ko man loolu dama ciy d'accord man mii sax ma jéggal ko mais li ma gën a bañ mooy kuy dox suñu maayin bi ni ko Maître El Hadji Diouf di waxee di dem naan da nga ñuy wax loo gëmul wala ñu tegal la fii jàpp la loxo ci poche nga ñëw ñu lay justifier lii la ay montage la ay logiciel la ay yu kenn xamul mel nit ñi daal ay dof lañ ay genre tunkara yooyu naan ay logiciel la dans le cas de kilifa ci loolu laa war a ñëw tey moom laa war a ñëw ànd ak yéen ci benn émission bu nekk fële ci Walfadjri yi di dégg di fa reconnaître koo xam ne si mu ngi liggéey ak ñoom ma respecté ko muy nitu dëgg ñu koy wax Aliou Sow standing ovation parce que boo nekkee même ci télé boo xam ñëpp dañoo contre ay ñoom Sanjogo ay ñoom xawma lan waa ji yor GCB je sais pas comment il s'appelle taxaw naa les victimes du net te lui-même il est en train di jël ay nit leen def des victimes du net lu mu doon ñëw di kaas tey ji moom moo dugg ci système boobu xam nga ñëw di clash ay Françoise Hélène Gaye feek ay diw ak diw di gënale yi clan yi fii yooyu nga xam moo xew ci réseaux sociaux yi kenn waru ci dugg moom mu ñëw roofu ca di farfee di clash kii di bàyyi kee te li muy wax xamu ci dara soob la soob maan fenkat pour que Siteu mën a jóg xam na ne képp ko ànd ak Ousmane Sonko te bërki dem bi ñu koy clash fii di ko yuuxu di ko saaga mu ne fii di jooy ci réseau bi ñun ñëpp ñu ngi ko doon seetaan tey ji xam na fa gën a yomb golo yëpp ñëw parce que xam nañ ne côté am la ñu fee dañu abonné ci chaîne am voilà lu mel ne chaîne bii nag pariwul mais nee naa la quantité dafa gën qualité ok tey nag li ma bëggoon ñëw mooy ci affaire kilifa te vidéo bii ñu war a suivre décortiquer ko da ngeen di dégg danaa bës bouton bi wax ci sama xalaat bàyyi ñu dem ngeen dégg ko lii avant première vidéo ba la woon ngeen dégg ki ñu wax te moo gën moom accent bi ci moom laa koy teg mooy kii ñëw fi naan journaliste la di wooye boppam journaliste parce que man journaliste yi man ñeneen laa ci xam quoi am na ñu may gis fii tey vraiment dañoo rusloo sesti bañ génnee dañoo rusloo xeet bi nga xam ne mooy xeetu journaliste ci Sénégal ay Pape Alé Niang ay Babacar Touré moom mi ma bëgg a wax ci moom tey da ngeen ko dégg mu wax naa fekk gi tey laa leen koy tegal te lii ba muy ama nee na moom da il est informé loo wax mu ne noo jotoon naa nouvelle bi def na moom moo xam lépp moo mën lépp te moo dàq kàcc kuy kàcc ci àdduna ay Ahmed Aïdara ñooñu Ahmed Aïdara sax def naa du journaliste moom quoi moom mooy jaare boppam ak journaliste yi quoi bëgg bokk ci catégorie bi mais bokk ci moom mën a yem kepp animateur la wala muy opinionniste moom animateur man opinionniste sax la voilà donc am na yoo xam ne Khadim Gueye bu ko waxoon sax ñu mën a non du journaliste du dara mais léegi tey dem nañ ba ñoom terroriser nañ même les vrais journalistes yi nga xam ne tey ji mën nañ dem ñu gëstu ñëw teg dëgg mais boo ko fi defee te àndoo Ousmane Sonko yow yàqu nga moo tax gisatu leen journalistes yi yu mag yi ngeen doon dégg Sénégal kenn di ci génn di wax du seen faute am nañ ay bagages yor nañ ko mais lu ñuy ragal attaque ci ngeen di attaque yi seen Mati 3 Pommes luñ ko lu muy daj tout récemment gis ngeen Aïssatou Diop Fall lu muy daj mais ñeneen ñi buñ gisee loolu dañuy tiit ragal léegi nag opinionistes yi ñoom ñooy génn di wax ñun ñi li ñuy wax nii journaliste vrai yi xam nga lu ñuy def copie collé moom la ñuy def lu ñu wax ñun moom la ñuy jël di ko reporter xam nga ne àdduna bi dafa ëlbatiku léegi waaw te ñun xamuñu sax ses di fan la féete waaw lañ leen jàngaloon muy éthique ak déontologie amul lenn luñ ciy topp ku mel ne Babacar Touré tey da ngeen ko dégg yéen ñi yaakaaroon ne nitu dëgg la xaw ma kéwal la yor xaw ma kéwaloo fen
kàcc yàq ay famille yàq ay doomu aadama sos ndax farloo journaliste buy far ba fésal ko nii c'est trop les gars. vidéo bi nag tey dina ko daaneel dama bëgg ngeen prêter ci attention bu baax ci ay paroles ndax booba deuxième vidéo bi nga xam moo condamné définitivement Kilifeu génnagul woon te Kilifeu génn fi ci diggante bi première vidéo bi ak deuxième bi weddi loolu lépp waa ji ñëw neen problème oto lañ doon wax. mel na yow mi toogoon di gis vidéo bi ñu yónnee la ko wala nga dem ci YouTube wala ñu proposé nañ la ko côté bu nekk nga toog déglu ko ak sa xel di sénégalais jàng wala nga ëpp leen jàng gën leen ëpp intelligence ñëw di la gëm loo ne waa ji noo oto la doon traité waa ji ñëw ne noo oto laa fa doon traité ay sagari këyitam ñëw di ñu ko tegal fii quoi te ngeen gis li ngeen gis ñu ñëw ne leen waa leeral ñoom ñoo dagg ay morceaux juste c'est vrai bala ñuy dem ci discours bi dama leen tontu ci loolu. leeral am na dagg yoo xam dañ ko def parce que am na yoo xam ne Kilifeu dafa doon wax ak booy bi vie privée ay ñaareel ñetteel bu mu doon takk kooku buñ ko tegoon mu divulguer vie privée mën na ci am ay problème donc yooyu dañ koy sectionner mais yi nga xam ne dañ koo dekk intégral ngeen dégg ko waaye di trafiquer di proposer surtout deuxième vidéo bi nga xam ne Kilifeu moo ñëw ne waaye ndax soxla nga passeport diplomatique ça coûte tant. mais sëñ bi ay Babacar Touré ñooy ñëw di ñu gëmloo ak ay waajoo ci xaw ma Pape Matar Diallo la xaw ma mel ne kaña ku lok gayan xorom antipathique koo xam ba nga woon Sen TV ba bañ dàq ko Bougane dafa waaye il a très bien fait ba mu la kajjee koo xam du journaliste Pape waajoo du journaliste de moom mën a am opinioniste la mi ngi mel ne jëloon Xaadim Gueye rek teg ko Sen TV wala ñu teg ko Fadjri mu ñëw fa di ñàngal ku ñëw mu agressé la yow Bougane mi ko doon jox salaire di ko fay dégg ngeen vidéo bi mi ngi fii ci YouTube mu toog Bougane di ko toroxal Bougane yow boo nekkee président yow jàngoo yow lii nangam mais Bougane sax xam naa war na ko tiit affaire boobu Farba Senghor dem fa mu gaan di ko traité mel na waa ji daal moom il détient le monopole de la vérité quoi un vaurien bu tekkiwul dara un opinionniste arrogant antipathique yow gaan li ngay def gis nga daañu la dàq Walfadjri sax boobu moytul quoi ñii ñooy ñëw naan ñooy gis nga ni ñu leen bere ci studio bi Aliou Sow nag laay déparé dama bëgg ngeen déglu bu baax Aliou Sow lan lay wax fii affaire bi dina gudd tey da ngeen am seen chance ngeen am seen patience ma décortiquer ko ak yéen ñu départ déglu leen Aliou Sow ci premier vidéo ba deuxième bi génnagul booba Kilifeu génnagul sax déglu leen lu mu doon wax fii. Il y a ça influençable non je veux dire les influenceurs en général parce que les Sénégalais dañ leen di déglu dañuy bàyyi xel ci ñoom du coup je me suis dit non quoi est-ce que Sénégal dafa am problème parce que finalement bi tey da ngay gis nit lu sama benn tante di wax mu ne mais Sénégal il faut que yow nga comprendre benn affaire yow Aliou Sow mooy nit ñi li ñuy wax ak li ñu doon bokkul et ça me pose un problème parce que loolu man mënu ma ko comprendre parce que quelqu'un qui défend le Sénégal qui défend sa patrie qui défend les intérêts du pays qui critique justement ces pilleurs de la République qui existent depuis des années ce monsieur-là ne doit pas pouvoir faire une chose pareille bu fekkee ne dafa jël ci ay xoslu ay nit dajale xaalisu jàmbur mais gis ngeen gars yi jënd visa ni ñu jëndee visa. gis ngeen ñu bëgg a dem mais Aliou ni ma la déggee ngay wax c'est-à-dire ni la affaire bi bettee ba mu jaral la nga ne oh putain dafa mel ni yow vidéo bi nga gis mu circulé yow convaincre na la que moom loolu ñu nga xam ne moom lañ koy joxoj moom moo ko def c'est-à-dire que man déggoo ma ne la man dama nekk di seet ni est-ce que amul loo xam ne benn élément benn détail boo xam ne war na ma mën a convaincre ni ak mbir bi trucage la parce que finalement j'ai beaucoup de mal il faut que je sois convaincu que ni lii du moom. parce que bu fekkee ne man li ma dégg Kilifeu la bu fekkee ne li ma gis moom la wax dëgg yàlla dina ma poser un problème parce que quand même ça voudrait dire que man sama tante boobu sama bàjjan bi li ma doon wax il y a 15 ans ne ma defal ndànk ci réew mi Sénégal dafa am lu muy doxee nit ñi di yor seen i mbasin seen machine di jaajoo ma jàng bu ñu nekkee en privé ay yeneen façon ngi nit la ñu li ñuy wane en public ak li ñu doon c'est pas la même chose. tout de suite j'ai eu ce déclic là dama mais sama tante bi mais li mu doon wax. te histoire jox na ko dëgg mais kii Kilifeu la wala du Kilifeu Kilifeu mooy critiquer le système Kilifeu mooy critiquer ses pilleurs Kilifeu mooy critiquer la malgouvernance dans ce pays là corruption bi Kilifeu moo koy critiquer alors en ce moment là ça veut dire que man bu ma xoolee ñi jënd visa man je n'ai pas un problème avec les problèmes de visa man nit bu ma ko mënee dimbali mu dem di dimbali mu dem rayante dóor waar man dama koy dimbali waaye xam nga lan moo ma si metti
mooy dafa am ñoo xam ne ay mère pour dimbali ko ay tante ay ndijaay ay grand frère ñooy dajale xaalis dajale ay weccit des fois ay weccit ñi 200 000 ñi 300 000 ba mu mën ay 5 millions benn nit juste parce que ci turam la wala ci maxaam la mu dem lekk xaalis boobu juste échanger ko ak benn visa nit man dama bëgg nit boo koy dimbali nga dimbali ko tout de suite parce que da nga war a dimbali pour mu dem dóori waar parce que man xam naa luy nekk bitim réew man le reste la France m'a beaucoup appris France man moo ma defar bu weesoo yàlla bi si toi ba ma ñëw am yu ma xam ci àdduna bi xam fu ma dem fu bari ci àdduna bi dem ci continent yépp donc yooyu xam-xam yooyu Youssou Ndour dafa mës a wax dama ko dégg mu ne tukki téere la mais il a raison tukki téere la donc nit ñi bu ñu amee possibilité dem dóori waar gagner de l'argent retrouver seen dignité jàppale seen njaboot yi nekk fii man je suis tout à fait d'accord et j'ai toujours été d'accord moo tax ay immigration bu leen dem ak yooyu ça ne veut rien dire ku mën a dem jàng dara am xam-xam am xaalis dellu soit ci réew di réewam defar ko war na mën a dem pourquoi pas donc loolu c'est pas un problème li ma si metti mooy échange boobu xaalis bi yow surtout parce que man maay Mamadou bi tey am na accès ambassade ku nekk dana jël 5 millions wala 10 millions mais am na yeneen yoo xam ne seen kii wu takk je vais terminer bi tey seen xaalis takk seen ooru takk bi ñu leen takkee li ñu leen joxoon bi ñuy juddu bi ñuy sëy mbay bu njëkk yooyu la ñu dajale seen or yooyu la ñu jël dem jaay ko wala ñu tayle ko pour seen doom dem bitim réew bu fekkee ni des gens comme kilifa dañu def façon yooyu eh ben j'en suis fortement désolé et j'en suis même je suis couvert d'amertume d'accord comprendre ok kooku foofu la ñuy am dégg ngeen position bi nga xam Aline moom la am te gis nga deuxième vidéo bi jox na ko dëgg mais fii bugg ci woon avancé wan na leen ne du ma dof sama tante la ma doon wax gis naa ko waaye xam na ne leer na ko ne ñii nga xam ne ñooy clan wu Ousmane Sonko daañ ñëw jéem a weddi lii gis nga deuxième vidéo bi bu amuloon kilifa set na wecc ndax baadoolo yu mel ne ay Tunkarak ay Babacar Touré nii ay mbaam yoo xam ne si yaa ma gën a xam ñuy génn fu nekk ñoo xam ne tey ji dégg naa benn activiste buy ànd ak Ousmane Sonko def naa Lamine Diop la tudd kon nuyu de passage man maag moom bokkuñu horizon man Macky Sall la àndal moom Sonko la àndal dee ci Sonko man ma dee ci Macky wax day leer mais tey dañ ma yónnee benn vidéo ma déglu ko muy clash gars yi genre Tunkara yi genre Babacar Touré yi ne journaliste la ban entre guillemets laa koy wax quoi parce que man kii duma ko définir comme journaliste quoi un faux type un faux rien ku tekkiwul dara laa koy définir te di ko wooyee journaliste yàq deru journaliste la te journaliste il est temps ñu génn xeex ñi nga xam ñooy yàq seen catégorie bi quoi voilà nekk seen biir ba pare yoo xam man nii bu ma ko defoon ñu mun ma ko tooyee ba kii bon chroniste la lu ko neex lay wax mais un journaliste génn fa ñu génne bu dee fa la jaar laa wax de parce que musul la génnee fi diplôme journaliste am quoi voilà te lu ñu wax moom moo ko xam lu ñu wax jaar na fa da ngeen ko dégg sax léegi moom laa jëm ci moom ngeen dégg lan lay wax dégg leen nan lay défendre waa ji ak éléments yi muy am moom en tant que journaliste ngeen wax ma kii éthique ba ak déontologie ba ak recherche yi journaliste war a def fan la ko defee lii deuxième vidéo ba génnagul woon xaaral ñu ñëw ba àgg fi ñu waxee voilà le vaurien là man moom laa gis nii mais kooku moom nga du ma wax sax ay waxam quoi xam nga voilà mooy ndar-ndar bi comme man waaye moom kii moom day yàq der waa ndar quoi donc du loo xam ne si dinaa ko considérer xaar leen parce que damay dem en direct laa nekk ak yéen ci may leen ci sax benn seconde dégg leen xoolee réew mi kooku tey jii di am crainte par rapport à ça parce que boo ko déggee moom ñëpp la njëkk wax mooy si attendez yow mii bi tey yaa ngi koy pare keneen ak keneen léegi dem na ba nit ki bii ñëw di waxtaan ak yow sax dee naan man kenn yónniwu ma pourquoi et au nom de quoi pourquoi léegi nit ñi di justifié wu réseaux sociaux yi kenn sañatul message kenn parce que ku nekk mi ngi xalaat ni nit ñi de léegi amatuñu confiance ci kenn mais loolu nag bu bëggee dugg ci politique bu salte lay. léegi nee nañ affaire politique def la part des choses dañ ko yamal nit ki nga xamante ni mooy boobu la bëgg a yor parce que Ousmane Sonko la ànd c'est normal xaj mbooloo ku yëkkati kàddu tey tu es contre le pouvoir attends-toi à ce. voilà kooku beneen femme la bu ne beneen saytaane bu nekkoon ci studio ba mais man ñii taxuñu mu jóg quoi voilà man ki ma tax a jóg négal ma ñëw ci moom léegi muy Babacar Touré léegi ñu àgg ci moom. ngeen dégg ko kii beneen femme la aussi. am na benn objectif wala lenn loo xamante ne ñu ngi ko ci ut looloo leen ci tax a dugal mais lenn aussi am na c'est vrai que kilifa wax na waaye y aura toujours un doute ci esprit wu nit dina ci semer benn doute
dinañu léegi ñu ñëw ci ne mooy l'obtention les conditions d'obtention loolu wax na enregistrement yu nekk la parce que indi nga fii moom comme ni mu waxee ay morceaux yoo xamante ni kole nañ ko jël nañu fii jëlaat bon loolu yëpp porte à confusion l'essentiel mooy il aura qu'on lui donne également la liberté de s'expliquer et bien également aussi indi li nga xamante ni moom mooy setal deram avant tamit ñu koy accuser de quoi man je suis très mal à l'aise par rapport à ce sujet-là pour la simple raison que voilà encore une fois bu fekkee ne c'est un travail journalistique qui a été fait parce que ñun journaliste dañu ne mënu ñëwee ñu jox la information aucune source n'est neutre ku la jox xibaar ku la jox kàddu ku la jox wax ku la jox ay éléments dafa am intérêt à ce que nga génne ko bien sûr taxawaayu journaliste foofu moo doon xool condition yi nga xam ne mooy l'obtention les conditions d'obtention naka la def. waa leeral lay clash fi kan mooy indi xibaar boobu. moom mooy journaliste bu ko tàmbaree defe naa ni bu fekkee ne ñii diffuser élément bi defoon nañu loolu à source peut-être du leen jaral ñu def ko à moins. brek fii la lay commencer décortiquer mu ngi clash waa leeral point net ñoom ñoo génnee lii di leen dellul ci ginnaaw waa leeral lu tax. lépp lu takk ci Ousmane Sonko mere leen mooy ñoom ñoo defoon interview bi Adji Sarr moom mii nee na bu dee journaliste la bu dee dëgg la ci moom journaliste lan soxla exclusivité moom lañ koy wooye mooy élément bi am na bala ko ñeneen ñi di génne man ma am ko ñoom ñoo tax ñuy dox léeg-léeg ñu am seen ay pions yoo xam ñoo leen jox information yi mais duñ ko dévoiler même devant le juge devant la police duñ wax seen fan lañ jëlee information bi. donc ñoom bu dee moom mi mu ngi tëddoon di nelaw wala mu ne ci yeneen kàcc yi comme der yi mu doon yàq ba waa leeral Adji Sarr benn site benn télé nanguñ fa woon a wax waa leeral def seen ay démarches ba Adji Sarr nangul leen loo xam ne si dañ leen jox exclusivité ba en direct lañ ko doon def en différé lañ ko doon def ñoo tey parce que buñ ko defoon en direct tey jii am na waa leeral génn nañoon fii temps yi ne leen am na ci daggit boo xam bu ñu ko génne woon Sénégal day tàkk lu Adji Sarr wax donc ñoom tamit même bu ñu koy def mënuñu jël affaire def ko en direct parce que loolu doo sinon duñ ko woon mën a dagg te loolu mën na créer situation bu grave loolu dañ koy dindi denc ko ñu jox ko juge ba loo xam ne mooy ñoom ñii ak Sonko li ñu leen di nëbb juge ba ko war a atte yor na lépp Adji Sarr xam ne lépp ne moom ci boppam am na loo xam ne waxu ko fii dana ko wax devant le juge du ko wax ci devant golo yi du ko wax devant les Sénégal di créer ay trouble yi ka ko créer ma nga fee di lambar yi fu ne mu dem fa mooy ñii espèce sagaru journaliste bi laa koy wooye man di ko wooye journaliste sax ba vraiment damay mer quoi voilà gis nga waa leeral la bëgg am na yoo xam waruñu ko woon génnee dugg na fii génn kërëb quoi te moom mii loolu lay wër mooy pauvre journaliste yoo xam gis nga bërki dem la dem fee ci Maître El Hadji Diouf mu dem France ci benn xaritam bu ñu la takk doomam moom mi ñu naan day violeur la un violeur dana jël avion di wàcc France di dem ak ñëw nu mu ko neexee te kenn jàpp ko kon xam ngeen ne waxu leen kan mooy vrai violeur ba Maître El Hadji Diouf bu ko neexee dem France dellusi def na ko mu dem fa muy toog di battre nee na exclusivité la kéwu la yor bu ñuy wan ne Maître El Hadji Diouf mi ngi maye xaalisu boppam la maan sa monnaie la doon battre lan moo ci sa yoon loolu la ñuy won pour rek yàq deru Maître El Hadji Diouf pour défendre Ousmane Sonko jàpp leen bu baax ay waxam waa leeral ay journaliste lañ comme ñoom ñii bu dee moom journaliste la au moins waa leeral ay journaliste lañ gis ngeen seen ñett ñooñu fi gaañoon temps yee yàlla na yàlla yërëm te yéexeñu ñoom ñii ñoo doon jubilé ndax lan waa leeral ñoom Adji Sarr lañ faral te kewuloo goloom gi ñoom dañoo contre Adji Sarr donc kii liggéeyu journaliste moo Pape Alé ay Ahmed ay dañ ko jël ñu teg ko fee di dox seen doxu bopp au lieu ñu ne jël naa sama carte ma teg ko fële damay ñëw nag en tant que citoyen contre Adji Sarr wala ma contre waa leeral ndax lii waa leeral lii lañ leen meree menace de mort yeeg du n'importe quoi def nañ ko ay mbokki journalistes yi am au lieu ñu ñëw soutenir leen ñooy def lii golo gi di Babacar Touré di def déglu leen ko bu baax ngeen xam fu mu jëm ñu dem.
nekk dans l'intention uniquement de nuire parce que man bokk naa ci ñi nga xam ne njëkk nañ ma yónnee alerte boobu pour ma ne ma kenn koo xam ne dafay défendre position yónneewuñ ko dara ñu diffuser vidéo ci moom comprendre le non kenn ku Ousmane Sonko daal man Sonko laa xalaat dès le début bon après je me suis dit c'est de bonne guerre parce que du matin au soir ñii dañu teg seen plan boo xam ne l'objectif mooy lan mooy ñu des fi ba faw mooy képp koo xam ne indi nga benn kaddu goo xam ne dafay bés bouton mu taxaw wax day leer lan moo fi indi ñii mooy état Sénégal ba Macky Sall dañuy def képp koo xam ne si yow da nga leen a contre ñu nuire mais est-ce que yow mi may xool ak sagaru journaliste bii bu dee moom may dégg Macky Sall moo doon toog ci oto bi di traité xaalis Macky Sall moo yeew Ousmane Sonko yóbbu ko ba ci Adji Sarr mu koy bës ak yeneen gel yu bees yu fi Ndeye Khady Ndiaye indi ak salon de massage yu mu doon fréquente yépp Macky Sall moo ko fi yóbbu xanaa bu dee li ngay wax sax am na te journaliste la nee na bu dee loolu amoon na xanaa ñoom mënoon nañoo éviter lool kii bu demuloon di trafiquer lii te da ngeen ko dégg ci affaire oto yooyu ci kanam la jëm mais pour wax leen fa mu jëm déglu leen fu mu koy fan la bëgg a nu muy défendre waa ji fan la ko bëgg a yóbbu comme genre piège seen yu salte yooyu nga xam kenn gëmatu ko quoi da ngay dem def sa njombe ni ko Ousmane Sonko waxal ñu jàpp la nga naan dañ ma piégé quoi un journaliste nag au lieu mu dem def liggéeyam moom mooy ñëw di soutenir thèse boobu déglu leen golo gi lan lay wax. agagal seen discours ak seen politique ak seen ambition ñu écarté la képp ku ñu gis ku taxaw bloqué loolu da ngay nekk dans le viseur et ce serait un peu cruel ma koy wax mais puisque sentir nañu nit mu ngi menacer seen pouvoir ñu nit mën nañu utiliser. rappelé woon lii première vidéo ba la boobu deuxième bi génnagul waa leeral ñi ngi ne pat di leen teg yi ñu def laa yéen ay gor maa leen tàcc waa leeral point nag ay ponkal ngeen maintenant kilifa man xam naa ko ça fait des années xam na ñëpp nag fréquenté naa leen muy moom connaît ak tout Siri quoi muy Mor Ndaje bi Youssou Ndour roy mooy golow gi fréquenté naa leen tagaru fii Sénégal journaliste bi quoi fréquenté naa leen bitim réew xam naa nu ñuy fonctionné ba ma déggee coow li ma dégg Thier ñoom dama leen a xamee benn Thier laa leen xamoon benn grand bu ñu wax Thierno Diallo mu ngi Allemagne ma profité ci occasion bi nuyu ko ma xamoon proximité bi nga xam ne ñoom am nañ ko ak Thierno donc j'étais choqué j'étais abasourdi manuma ci wax ba keroog ñu ne ma du Thierno boobu beneen Thier la. xanaa doo journaliste même bu doon Thierno boobu dañ ko war a wax bu dee journaliste nga. Aliou Sow suma confrère Aliou Sow wax na. dégg leen mais Aliou dafa wax ni j'aimerais bien me tromper. dina la wax ne Aliou Sow s'est trompé première vidéo ba. et j'aimerais bien que man que Aliou Sow mu trompé wu. mais dama koy wax encore ni ki Aliou Sow dafa trompé wu. dafa trompé wu te première vidéo. xaw ma ndax yéen a ngi fàttaliku situation bi nga xam ne Pape Sama Mboup yónni woon Clédor Sène section de recherche pour affaire enregistrement mu naan du suma voix section de recherche bi ñu ko tagalee voix bi tegal ko haut-parleur dafa jékki-jékki rek yuuxu taf nopp yi ne fay leen ko je ne peux plus entendre ça mu génn donc parce que voilà la technique mise au service de la vérité ça a dérangé l'auteur qui a amené cette vidéo. dégg ngeen ko Aliou Sow duma na ko dóor na ko yàtt moom mii li Aliou Sow gis moom la gisoon mais hypocrisie ak nafeqam ak mën a fenam ak ànd ak Ousmane Sonko ak contre leeral point net di leen tàccu encore dégg ngeen lu mu fi wax thèse bi mu fi génne di fi génne ay Clédor Sène yu kenn xamul ay thèse ay audio ay voix yu changé ay logiciel dox bu mel ne Tunkara mën na wax yooyu sax ñu mun ko gëm mais ku ne journaliste la ku xam luy dëgg dem di ko wër ñëw di vilipender nit ñi fi yàq ay der yàq ay famille ah kooku moo ñëw toog fi tey défendre kii nii la koy défendre quoi dégg ngeen lii xoolal fa mu leen bëgg a jëmee côté thèse complot la quoi waaw. nit ñi dofuñu on a eu une vidéo de xaw ma 10-15 minutes xaw ma. tournée en boucle. qui revient 10-15 minutes xaw ma. xam nga le débat commence sur lan la ñuy waxtaan ñoom waxu oto. déglu leen ko waxu oto lañ doon waxu oto la ñuy waxtaan. point yow mi may seetaan vidéo bi def naa ne Instagram YouTube Facebook
privé groupe yi privé yi ku ne yónnee nañ la ko mais yow mi may xool yow mii boo dul naa fekk di xool sa diggante ak sa aqulaay taala vidéo bi teg sa bët déglu kàccikat bi nga xam ne dégg na ko ni ñu ko déggee bu dee journaliste investigation sax lay def donc moom moo leen war a gën a mën a comprendre les choses mais xoolal ignorance bu mu teg nee na waa ji dégg fa lu mbirum oto lañ doon wax da ngeen dégg mun leen oto bi waa ji mi ngi ko wax ay 9 millions 11 millions waa ji ne ko non 12 nangam te waa ji da ko raconté benn gaayan boo xam ne kilifa sax xamul na ne waa ji day jaay oto mu ne ko am na oto bu ñu may jaayee 11 millions ma ne waa ji yor naa 9 waa ji ne ma foo nekk bañ d'accord ba ci 9 500 muy benn dimanche mu war ko jël si kilifa nag day jaay oto sax laaj na ko donc kooku da ko doon nettali benn affaire beneen waay bu ci bokkul mais gis ngeen déglu leen ko fii est-ce que da ngeen dégg moom lii la wax ne loolu la waa ji duggoon ci oto bi doon wax ak kilifa mais waxul biñ jógee ci loolu affaire visa ba ak yooyu yëpp déglu leen ko fii ngeen xam kii mooy naafeq Babacar Touré mais yow gis nga bu la yàlla yàkkamti na la si waaye. bi tey dañu nekk dans les. non xam nga débat bi film bi ñu teg. film bi ñu teg dégguma sax man ñu wax oto. non man dégg naa ñu wax ba mu naan diw daf ko doon jaay oto boo xam ne 11 millions la waxoon 11 millions la waxoon c'est vrai au début ne ko 9 millions laa am waa ji ne ko teg ci 500000 est-ce que loolu moo leen fa indi woon ci oto boobu loolu moo tax dañu doon ay dans les pays de droit dañ naan jëkkër ak jabar un mari ne peut pas témoigner contre sa femme une femme ne peut pas témoigner contre son mari waaye fii duñ jëkkër ak jabar bu ñu rey jegewoo xam nga lu tax respecté bi ñu respecté loo xam ne cadre privé la am na loo xam ne nit bu ko waxee ki mu ko war a ki mu ko séqal koo xam ne confident am la koo xam ne proche am la koo xam ne jabaram la wala jëkkëram mun ñu utiliser confidence boobu Thierno dafa utiliser li nga xam ne mooy confidence lu fa ak lu ci kilifa mënutoon a wax mënuñu ko reprocher loolu mais encore pour wan ni Aliou li mu foog li mu gis amut. alors gis ngeen waxu nax sa kandaw yi moom sax li muy wax mi ngi jéem wut nu mu ko formuler te mënu ko am affaire privée Thierno dafa nekk toog gaayen daanam daf koy jaay góor jigéen la kilifa nekk góor jigéen ñu nekk couple ba nga xam ne si confidence entre homme jëkkër ak jabar man ak sama jabar mën na bañ a seede ak man mën naa bañ a seede ak moom loolu muy dëgg mais Thierno faru kilifa la wala jëkkëram la wala ñoom ñaar bañ am confidence boobu bi muy wax nii Thierno sénégalais dafa jël 5 millions ci koo xam ni ngi wili pande di yàq daram fii naan dafa jaam la ak dugg na fi génn Thierno wax na leen ci vidéo ba dama leen ngeen déglu ko man aw ma xarit ba mu ne ko am na gel bu mu amoon sax gel bi doon na enquête pour xam mais xamul ba kii naa ko dafa saaga sax kilifa dafa saaga ne bu ñëwoon ñu du xam dara Thierno ne ko mosoo gis may ànd ak kenn Thierno ne ko yow bloqué woon naa la yow bloqué woon na ko fi lu yàgg kooku boo ne ma ay ami vrai lañ vraiment xam nga ne naafeq moom mooy soutenir amitié boobu Thierno xamoon ne ñi ay saay-saay lañ ñi ngi koy woyee di ko wax ay Macky Sall ñii ñooy saay-saay Thierno xam na ñan la amal ak faire Thierno xam na ne waa ji mën na ko jox xaalisam du am loolu mu soxla xëy na séq nañ ko yeneen yoon mu jox ko mais tamit vidéo yam defoon booba ba mu ko joxee li nga xam ne si mooy visam daf ko annulé mais mënoon nga am tamit possibilité waa ji la ko jox Thierno dafa amoon na moom le 16 mu war ko jox visa bi pour mu yóbbu doomu France Thierno après le 16 mënatu la jot waa ji dégg ngeen ko seen nopp yi mu ne ko maa ngi lay woo nanguwoo ma jël nanguwoo ma wuyu bu ma la yónnee message gis nga sama appel xam nga sama numéro doomu woo kooku sa xarit doomu ndey bi ñuy jéem a ndek fi naan ay traître la xanaa traître bi mooy kilifa bu sa doomu ndey di woo sa xarit boobu di la woo nii di insiste nanguwoo ko wuyu nga gis appel am man sama xarit bu ma wooyee mën na am instant boobu ma jàpp mais bu pare gis naa numéro téléphone gis naa turam damay jël ma appel ko ne ko gaynde loo ma doon doyee kërëb ñu waxtaan ci loolu gars yi duñ la ko wax mais ñi ngi la bëgg a sakkal waajee jël affaire bi léegi problème bi c'est pas plus kilifa mais c'est Thier mooy kan Thier qu'est-ce qu'il nous représente
Thier moo ñëwoon fi di fëgg dënn naan moo gën Macky Sall lii Sénégal lii nangam di rey boppam di encaisser ay Oxfam du n'importe quoi est-ce que kooku Thier la woon wa ilaa kilifa la kilifa bu dul woon lim ñuy jaay fii ci maquette bi ñun faale wuñ maami kilifa duñ ko woon sax xam donc tey jii ñu bëgg jël di ñu tegal Thier ci kanam bëgg teg kilifa ci ginnaaw di ko tap di nëbb quoi ay affaire oto la ko doon jaay te da ngeen dégg après ngeen dégg naa fekk bi di kilifa lu mu wax toujours ñu ngi ci premier vidéo ba dëgg gi gis nga suñu borom lépp lu muy àtte day leer déglu leen naa fekk bi ngeen ko ne sagaru journaliste bu golo bu tekkiwul dara gi kii famille yi mu yàq bu ngeen ko xamoon doo leen dégg bu Babacar Touré fu ngeen ko déggati waaye da ngeen di zappé maamam waaw. oto lañ doon waxtaanee. mu ni ko sama tey la ñaata tey la parce que j'ai bien écouté tey la ñaata mu ne ko le 28. mu ne ko le 16 juin la ñuy tëj école si juillet la ñuy tëj école. donc ce qui veut dire on était le 28 juin. li mu koy wax mooy xale bi dafa feebar nañ def ni ñu mën a jàppale pour nuyu bu ko ñu dem faji ko. visa dans ce cas dañuy nekk ci cadre visa sanitaire. visa sanitaire. dafa feebar. nañu xool naka la ñu mën. stop. Sénégal yéen ñi may xool état bi ambassade yi ministère des affaires étrangères ministre de l'intérieur nañu wax ban mooy visa sanitaire te da ngeen dégg prix yi moom mi moo koy établir ngeen wax ba dafa mekk lu normal quoi donc ñiy dem di jël ay ñu xamul boo xamee yow mën nañ trafiquer visa bi moom mi moo leen jox prix dama leen koy tegal ngeen dégg ko xaalim du fenn journaliste bi ki ne journaliste la quoi wala kii wooyee boppam journaliste koo xam moo waroon gis yu mel nii mu ñëw teg ko fii dindi ko moo dem ba fixer prix yi te visa la ma ca xamoon visa 40 000 nga ci doon dépensé 40 000 francs tey bu àggee 50 000 bari na léegi da ngeen dégg Babacar Touré mu wax leen 4 millions la war a nekk mun romb 4 millions 500 comme loo xam da ngay dem ci supermarché ba jënd ko donc booy lan la ñuy dem di rey seen bopp na seen bàyyi jaay seen kër ñu dem gannaaw ku mel ne Babacar Touré xam na nu ñu koy jaayee xam na prix bi ak yépp donc cartel ba lañ pancarte bi lañ teg fee quoi prix yi ñoo ngi nii boo bëggee passeport diplomatique sax da ko ci wax ñaata lay jar passeport diplomatique de leeral na Babacar Touré bëgguma loolu rëcc leen ngeen déglu ko nga xam ne bu dee visa bi benn réew nga mën a dem passeport diplomatique mën nga dem fu la neex mënul dépasser 4 millions 500 donc waa ji xam na li kilifa xam na leer journaliste la de wala moom lay wooye boppam déglul sa nopp yi sénégalais bi ñii nañ bàyyi ndayu sénégalais yi ñuy foye quoi sagaru journaliste yi ñooy ñëw di protéger ay vaurien ay stats yoo xam ñoo ñëw naan ñii fi nekk dañ leen di accuser ay sàcc ñii ñooy sàcc yoo xam ñooy ànd ak futur sàcc yooyu pour am position ëllëg lu ngeen di mën ñëw fi di saaga comme ni ngeen saaga ay sàcc lañ nde buñ yëgoon duñ fi jële kee bu kii jógee ñu ne rëcc nañ lu ñu fi jële woon kee ñii ñoo koy indi surtout sagaru journaliste yi ñoo leen di accompagner déglu leen ñu évacuer ko ndëgëm visa mag la nit ñi di hésiter parfois di joxe 4-5 millions waxuma la nag visa sanitaire visa wu xale visa mag buy jar nañu wax fan la koy amee deuxième chose dama la njëkkoon ne waxu oto lañ doon wax mën nañu wax seen waxu oto ba nu pare fi ñuy def enchaînement pour dem ñu dagg ko collé ko parce que leeral nous a habitué waruma sax wax seen tur mais nee na waa leeral dañ doon wax waxu oto ñoom ñoo ko dagg indi te leeral li ñu dagg foofu mooy moment bi ñu doon waxee affaire ñaareel ñetteel yoo xam seen yoon nekku ci yow mii may xool sa yoon nekku ci baadoole bi xam na ko parce que day def lu mel noonu gis nga bu bëgg a takkal waa leeral ñi ay collègue am lañ ay journalistes yu sérieux def seen liggéey nañ ko war a defee pas ni mu koy defee moom waaw ndax lamiñ bu rëy bu mu yor may ñu jàmm déglu leen. loolu nous a habitué à ça effectivement même kilifa dagguma la même kilifa. je l'ai eu au téléphone moom loolu la ma wax dañoo dagg ni ñuy demee ci wax ji sax dañ ko dagg moom c'est ce qu'il a dit loolu la wax. kilifa wax beneen mbir mi non ci yow laa dagg bëgg nga kon ne beneen mbir mi mooy le gars lan moo nekk derrière lui ba mu indiaale d'abord caméra di filmer di pousser kilifa à dire des choses yoo xam ne mën na ko dugal. bi tey dama la wax nii. man damay dégg sénégalais saa yu ne ñu ne dafa am ñu nekk ci ginnaaw dafa am ñu nekk ci ginnaaw damay dégg lu ko ñu naan kan moo nekk ci ginnaaw wala ñuy interviewé nit mu wax dara nga ne ko pour yow ay nit ñu ngi ci ginnaaw rien ne se fait par hasard et rien n'est gratuit dans cette affaire. comme li ngeen def wax na ko léegi képp ku taxaw nga nar a faagaagal ñi
wala nga wax loo xam ne arrangé wu régime bi da nga di adversaire da nga di ennemi donc complot la quoi et ils utiliseront tous les moyens pour waxoon naa leen ko keroog Pape Ndiaye la woon wax na ko suba man la gannaaw suba keneen la yow moom buñ la doon piégé jéem nga fi mais buñ la inventé contre rien loo xam ne defuñu kilifa yanamar kër gi ce n'est pas aujourd'hui la ñu commencé tukki ce n'est pas aujourd'hui la ambassade yi di leen recevoir defe naa bi 2012 jëm kiiw Ablaye Wade ci la gënoon a neex buñ doon dem de trafic de visa trafic de truc boobu lañ ko doon def. ci lañ amee ay 4x4 ak ay étages. loolu bañ mu ñoo fi génne non xoolal dama lay wax gis nga nee na temps Ablaye Wade la gënoon neexe moo tax ci lay am seen 4x4 yooyu ay ñoo xam ne xëyuñu gontuñu yor oto yu rafet yor ay kër yu rafet ay étages yu nice wax leen ma fan lañ ko jëlee waaw te ñoom ñooñu ni muy ngi gis nee na temps Ablaye Wade la gënoon neex ñoom ñoo ñëw fii xeex Abdoulaye Wade ba daaneel ko ndax bañ ci amatul ay jaam lañ caat ak waa Y'en a marre ak ay kilifa ay traître lañ bu dee wax traître du ceer ñoom ñi ñooy traître yi te sagaru journaliste yi duñ ko wax waaw. gën a kii fee lu si gën a doy wax ñun ñëpp dégg nañu vidéo bi. muy demandé numéro consul bi. li nga def sa activité. kon consul nan ngay ñàkkee numéro bi nga xamante ne ma ngay jaay. et puis il a raison parce que daf ne ko. waa ji consul bi sa xarit la ba noppi moom muy lijjanti numéro consul bi. te waa ji. ok loolu tamit il faut ñu leeral parce que journaliste bi toog leen interview sax ak golo googu borom xaw ma lan la espèce chroniste bu tekkiwul dara bi ñu dàqee woon seen TV moom moo fi indi affaire boobu waa ji daf ne ko yow bu dee affaire oto lañ doon jaay du waa ji teesam mooy affaire oto waxuñu fa leneen. alors bu dee oto nga may jaay mais consul bu France moom mooy régler carte grise bi wa ilaa moo may defal contrat bi wax leen ma ko bu fekkee traité wuñ affaire visa lan la ci yoonu consul ñëw ba gis nga ñii def nañ dañ koy jàppale mais dañ koy gën a enfoncé kii ci première vidéo ba la woon voilà waa ji daf leen xamal ne consul bu bees moom lañ fa indi mu am ay xaritam yoo xam ñoo am numéro bi léegi mu bëgg ñu boole ko ak moom pour mën dem toog ak moom mooy bu ma demee jooy ko sama frère bi ci deuxième vidéo bi sax réponse mu leen war a jox da ngeen ko ci gis parce que nee na ko bu ma demee dama naan ko yow suñu manager nga loolu moo tax ma bu ma sañoon gis nga plateau bi ñu fi teg àlli nag espèce journal sagaru golo journaliste bii di Babacar Touré ak borom kii mel ne kañagul log xorom muy xaw ma matar xaw ma lan ki ñu dàqewoon te ak ñoo ñëpp ñu ñëw tegaat leen ci même plateau bi tegal leen deuxième vidéo bi parce que bii bu njëkk ba la woon mais gis nga gas nañ pax ba mu xóot gaa ñu dugg ci biir parce que ba defoon na ne défendre nañ waa ji jàll na preuve yi gën a ñëw consul bi dafa bëggoon dem toog moom pour mën a xamal ko ne man maay kilifa artiste laa dégg nga te deuxième vidéo bi yéen ñu ko déglu mi ngi koy wax naan bu ma demee dama koy wax man parce que xam nañ ma je suis connu quoi ok su ma dem man Y'en a marre laa nekk dugg na fi génn yow da nga fi bees dugg na mais kii sama suñu manager la dafay nangam dañuy dem am na bu ne daf na ko sax bu fekkoon ne kër gi dañuy voyager damay ñëw ne ko suñu manager nga mais si bu ma toogee ak moom nag de man ne ko xoolal man maay kilifa mais su ma waa ji suñu manager bi doom bi dafa feebar nangam kooku day génn tamponné ko fayu ci sax 10 000 francs sinon timbre la koy laaj. mais wax leen man ndayo lu tax kilifa jël 5 millions di ko laaj meilleur amem bi ngeen koy jot naan ay jaam la ay traître la yéen ay traître yéen ay nafeq man sama meilleur ami sama doomam nekk sama doom am problème bëñ boobu ma di ko laaj 5 millions di ko encaissé xanaa loolu war na daw seen yaram kon bàyyi leen waa ji ceer bi ngeen di wax ceer bu dëggee kilifa la gënoon xam dëngam ànd ak moom dëng ñuy dëngandoo ceer nëbbutuwul ceer dafa xam ne ay bandi ay saay-saay la amal affaire moo tax mu wut ay preuve boppam te am sa preuve bopp du réato du délit waa ji bañ ci dem kaso de rien mais bu fay dem kilifa day dem maamam kaso sàcc la trian la waa yow escroc la newoon na fii da ngeen ko dégg ci kanam lan lay wax ma tegal leen ko avant mooy tëj vidéo bi da ngeen dégg lu muy wax ne day dénoncer waa Leeral lu tax demoon nga porte leen plainte dégg na ngeen dégg fii gars yi naan lan moo tax Babacar Touré sagaru journaliste bi naan lu tax Thier portewul plainte man dinaa ñëw def loo xam ne si luubal la mi ngi mel ne ma doon dem di toog kilifa di ko jaay drogue mu war ma jaay drogue ma jël xaalis 5 millions jox ko
de drogue mu lekk xaalis ba naan dama koy porter plainte bu ma demee juge bi lu mu koy non dama fa doon jëndal 10 kilos cocaïne xam nga mais triandé na ma quoi mais gars yi mais yéen kan ngeen di waxal man kii bu doon def lu sérieux lu honnête nga lekk xaalisam da lay porter plainte mais li mu doon def xam ne délit la Babacar Touré journaliste bi nga doon bu dee moom nga pour ñi ko gëm bul jël sénégalais nga jàppale ngaaka yow mi yaay ngaaka bi man teglu leen fii. conseil bi sa xarit la léegi tey ci conseil bi ngay jaar pour mën a am say passeport am say diplôme. xam nga léegi li nga xam ne mën naa ko indi comme précision. Thier ñaari Thier la Thier bu Allemagne wax ma ko. Thier bii li journaliste yi war a njëkk a def mooy. xëccal micro bi mu jege la. li journaliste yi war a njëkk a def mooy. kan mooy Thier. c'est quoi son passé. absolument. c'est quoi sa vie d'abord. moom mi nga xam ne moo filmé affaire Thier mi. di leen demander foofu daf ne lii journaliste yi war a def kon mooy moom du journaliste lu tax Babacar sagaru golo journaliste bi nga ne moom nga lu tax defoo ñetti question yooyu kan mooy Thier le passé de Thier et X et nous boo paree nag nag ñu si booleel ñun sénégalais yi lan la ñu frégué lan la ñu intéressé Thier moo doon fëgg dënn fii Thier mooy génn fii jox boppam police ñu jàpp ko bind ci journaux yeeg ci site yi di ñu rey ay jàpp nañ kilifa ak dugg na fii génn ah Thier mooy encaissé xaalisu Oxfam ay Oshiwa lan mooy suñu gàtt ñun ci waayo maa ngi jéglu ci parole bi ci Thier lan la doon ak vie wu Thier daf ñu intéressé yow journaliste nga demal nga def ko fen yi nga doon fenal nit yi yàq jigéen yi yàq famille yi demal nga def ko ci Thier ban Sénégalais la intéressé lu tax defoo ko waa leeral ñoo ko war a def ndax leeral indi nañ teg loo xam ne ay preuve la duñ loo xam dañ koo fen dañ koo sos te leeral lan moo leen wóor yow boo dee journaliste xam nga dinaa la jox loo xam loolu waa leeral du Thier moo leen jox vidéo bi voilà gëstu lu mel noonu bala ngay poser ces questions bêtes là waaye yow waaye yow non bu mu non. action kii bi. man dafa am loo xam ne dama ciy mandu pour le moment. mais qui il est c'est quoi son passé c'est quoi ça. xamoo dara. ba mu ñu mën a wax ni ma dem jëli 9 millions. ma dem jëli 10 millions parce que duñ ne kenn si ñun ñëpp ci plateau bi. ñu ngi liggéey pour certains depuis plus de 20 ans. doo xëy rek génne 20 millions génne 5 millions génne 10 millions. alors donc nee na Thier fan lay jëlee xaalis bi loolu la ñu waroon enquête quoi te moom journaliste nee na journaliste la mais yeneen journaliste ñoo ko war a def pas moom quoi ok donc kooku benn point la Thier mi ngi tourné gis nga ay oto 11 millions nga fay la 9 millions comptant gis nga ñëw na fii mën a génnee 5 millions fay benn passeport benn visa xam nga pare woon na pour fay les 6 millions sax pour passeport diplomatique bi bu mu doon laaj parce que du mu àgg ak yoon foofu beneen yoon lañ koy def ok parce que vidéo bi mu ngi bëgg a gudd ok loolu la espèce su sagaru journaliste bi ne moom lay laaj quoi mais loolu kilifa xamu ko kilifa bu dee 20 ans yi ngeen koy wax bu dee amitié boobu mi ngi ci moom kilifa xamul leen ne waa ji njumlang la sàcc la fan lay jële xaalisam nan la koy amee lan la yor et tout loolu kilifa xamu ko woon mais li ko intéressé mooy bu soxlaa visa bu ñëw encaissé ko loolu la soxla woon ci moom lu tax waxu leen kilifa moom mi ko xam 20 ans yow sagaru journaliste bi yaa ngi koy doog a dégg turu Thier nga ñëw ne da ngay gëstu ci Thier te gëstuwoo ne lu tax kilifa mii ànd ak waaju bon ji depuis 20 ans donc kilifa du ko baax nit ki bu juumee da ngeen ñëw ngeen dal ci kaw wax ko dëgg man bàyyi sa fen yi def nga ko ci Ousmane Sonko nee nga fi Adji Sarr dafa am doom gisaguñ fi sagaru photo wala doom wala ku génne Adji Sarr doomam bi wala jëkkëre Adji Sarr Babacar Touré demal nga indil ñu doomu Adji Sarr ak kan moo ko jur ak fan lañ ko juree bàyyi sa kàcc yi tu nous emmerdes voilà. et puis ay jël 7 millions def ko ci mbuus di doxantoog moom. parce que am na lu tuuti loo xam ne xam naa ko ci moom. mais man je vais me réserver. bala maa dee moo am na lu ma xam ci moom xamoo tous dara nga xamul ci ñoom lan nga xam ci ñoom loo xam te doo ko génnee boo gisee bu ne amoon naa information bi waxoon nañ ma lii xamoon naa lii ci moom xamoon naa la ci moom dara la xamul ci ñoom kat ci la fi nekkee kon nel demal. c'est un proche un ami un frère man lu may wax fii ci plateau bi su ma nekkee ak samay xarit su ma nekkee suma biir kër ak lu may wax bokkut damay kaf damay ree damay déconner dama lay tooñ ba ngay bëgg a xeex ak man su ma nekkee sur le plateau je fais tout pour être sérieux parce que doomi aadama bu nekk dafa am côté jardin am dafa am côté bu liberté fii
waa ji dafa def loo xam ne bu dee dans un état boo xam ne y a le minimum de droit qu'on essaie d'appliquer demuñu par parloo dañ ko war a njëkk a arrêter. bien sûr pour diffusion d'abord de données personnelles. mais kii dafa am confidentialité bi nekk c'est dans ces discours kii mu génne ko. mais deuxième chose j'ai peur qu'on va aller vers une diffamation tout simplement parce que cette vidéo là Leral nous a habitués à ça maa ngi ko doon wax. on a vu quand on nous a présenté un direct de Adji Sarr un direct qui est coupé à plusieurs reprises et on nous dit c'est un direct. donc je mets ça dans le même registre. ñaar ñu doon waxtaan la. lu ñuy waxtaan c'était purement et simplement un discours ci oto. mais bu dee ñaar ñu doon waxtaan comme ni nga ko waxee mais kooku yow booy wax waa Leral ngay wax wala demal ca Thier nga ne ko lu tax yéen ñaar yéen doon Thier moo xam lu tax mu enregistré ko Thier moo xam ne ab saay-saay ab imbécile kuy kat ci sénégalais yi moom la dajal te 5 millions la ci dugal Thier perte na 5 millions est-ce que duggee ñun gars yi nañ lijjanti 5 millions est-ce que waa ji delloo na ko Thier quoi parce que encaissé na ko devant nous ana xaalis boobu waxuñu loolu mais ñoom dañ bëgg incriminer Thier seetal sa waay te Thier moo joxe 5 millions maa bëggoon Babacar Touré sagaru journaliste bi nga doon nga jël sa 5 millions jox ko Khadim Gueye ba pare toog fee naan da ngay xool ay amitié de 20 ans bu ma la dóoree marto di nga génnee maami lu raw vidéo mayel nit ñi jàmm yéen ñi dem di piéger nit ñi di leen filmer fu nekk di kàcc di teg nga ay ñaata la ak affaire yooyu mu jëkk na mais cas bu ma la waxoon yaa ngi fàttaliku am naa benn gars boo xam dafa bëgg a jaay visa yow bu fekkee da nga ñëw pour kilifa mu jaay la visa loo koy waxee ñeneen ñu jaay visa loo koy waxee ñeneen ñoo xam ne dañ la proposé ay non kilifa daf ko waa ji def na ko am na ñu ko doon proposé kilifa ni mu nekk trian escroc jaaykatu visa am na ñeneen ñu koy def loo gis dafa am marché man kii journaliste la gaañ wala kii dafa ñuy yàpp ndaayam wala lan la quoi wax leen ma ko yéen ñi may seetaan mais waa ji am na maquette am na ko ne xoolal ba passeport bi ñaata lañ ma koy jaayee waa ji ne ko bon man kii dina ko jaayee temps mais loo ci gis am na du kilifa rek mooy def affaire boobu ça veut dire que le gars Thier bi ngeen bëgg a criminaliser Thier ab du waa ji rek la xam am na ñu koy woo di ko proposer bu ngeen déggee ba ci bu njëkk ba am na passeport diplomatique bu ñu ko doon mais faux la woon mu wax ko mu leer li waa ji ñëw di ñu lëre naan ay oto la doon wax quoi voilà bii nag dafa ñëwaat ne ko diw nee na ma am na bii te ci deuxième vidéo bi kilifa ci boppam moo ko proposé Thier waxul dara moo ne ko est-ce que intéressé wu la passeport diplomatique ñaata lay jar mu ne ko 6 millions booy bi ne ko mën naa ci 5 mu ne ko dana mën a nekk xaaral ma woo gaañ bi mais lii yëpp nga ne ma ndayu et lañ wax quoi mais yow mais dañuy foyee waaye yow Babacar Touré yabu kan nga yab quoi déggal lu waxu dof yi muy wax quoi waa ji ay comment ça s'appelle passeport diplomatique ça veut dire c'est un discours boo xam ne waxtaanee ngeen ko kale ngeen ko teg ngeen lépp nga xam ne bu ma ñëwee kilifa xaalis baa ngi nii léegi dama la ko jox pour visa ok pour visa da nga koy wax bu mu leer mais mosuñu ko wax fenn ci biir vidéo bi non vidéo bi wax nañ ko ba mu leer yow mi yaa jël sa nopp yi nga bouché ko dégg li la neex turu oto nga bëggoon dégg mais buñ nee visa buñ nee passeport diplomatique doo ko nangoo déglu yow yaa bouché mais les sénégalais ne sont pas bouchés sa kàcc yeeg sa fen yi na nga ko yabale sa kéwala goo xaw ma sa kéwal gee kenn gëmatu la gaayen yow da nga fen gaayen ba périmé yow lii nan nga nit ku bëgg a nekk crédible nan la mën a fene yi fen yi ngay fen quoi tu te rends compte mais ñun ñu toog di déglu ñun daal ay dof lañ quoi yow rek yaa être en grade boo xam mun nga dégg di comprendre des millions de sénégalais ñu dégg lii mu leer na ñu épingle gaayen bi au lieu ngeen ñëw na ko sa waay xoolal li nga doon jaay sénégalais yi léegi arrière nga reculer lii bu doon dëgg la ci moom lu tax moom muy démissionné ci Y'en a marre sinon kat ji lañ koy def mu naaw voilà kat ji lañ koy def lii Mollah Morgan waxoon na leen ko lii Matar la Kagulaar waxoon na leen ko ngeen teg te booba yambar yu mel ne yow sagaru journaliste yéen a nga fee di triande ñeneen voilà yow say bagage rek buñ ci duggoon gaayeen yow da ngay doy nga ñëw fi ku ne nga yàq daram quoi déggal fen yu muy fen quoi te ne journaliste la kii nga sénégalais yi ñii lañ war a toog nag di leen déglu ñu leen di jox les vraies informations looloo tax léegi jamono ji fu ëlbatu dañuy dem ba ci ay chroniste ñu mel ne man ñoo xam dañuy dem gëstu dëgg bu ñëw tegal leen ko te duñ ay journaliste moo tax ñu ñuy gëm te yéen comptetu leen dara sa genre yi ñooy yàq catégorie journaliste quoi waaye tu dois avoir honte Babacar Touré tut waaye yow doo fëggan maan yow waaye yow amoo rasu sax laa wax man maa dul jël sama xaalis sax Babacar di la ko jox. waaw jël naa jëndal ma visa te yow yoroo niveau consul. 2 millions la ko jëkkoon a jox li xew.
déggal dof bi mel ne kaña bu yor ba ki dàqe woon fee naan duma la jox sama xaalis te amoo numéro consul mel ne yow consul daal moom mooy ñëw directement moom ngay traité affaire visa demande la consul ba solution finale la yor signé boo ñëwee wax ay raison yu tax ñu war la ko jox dañ la koy tamponeel t'as pas besoin du numéro de téléphone du consul waaw Pape Matar Diallo pour nga am xam na xëy na mosoo génn Sénégal mais ñun ñu voyagé xam nañ lan mooy visa ak nuñ koy amee waxu dof yi bàyyi leen ko bu dee yow mi leen jàpp ko opinioniste nañ la takkal say bagage comme niñ la ko defal seen TV nga delluwaat Saint-Louis quoi dem nappi moo gën ci yow ciao. waxoon waxu oto ak moom au début. mu ñoo jox ko 2 millions. dégg 2 millions la ko njëkkoon jox. yi justifié moom Thier. oui dellu si ne ko. dama soxla xaalis en urgence te dama génn dafa am lu ma waroon dem defal là c'est une révélation que je vous fais. dama génn. non dama bëgg. non du révélation révélé woo fi dara Thier moo ko wax dafa soxla woon sama 2 millions Babacar bu ma ñëwoon jox la ko ñëwaat 1 heure de temps après dama ci soxla 500 000 yow joxagoo ma dara bu ma bëggoon sax damay ñëw ne la soxlaatuma nga delloo ma sama xaalis yëpp donc defee benn révélation ay kat si nga fi def lii dañ ko dégg ñun ñëpp donc du révélation xool leneen looy inventé yow da ngay tus yow ci nit ñi ngay informe mooy journaliste yi copie collé yi moo ñu rey quoi. mu dellu si j'ai besoin de 500 000 en léegi-léegi kilifa ne ko amul problème mu yëkkati waa ji dellu si mu yëkkati 500 000 jox ko. léegi lan moo des si kilifa 1 million 500. moo tax mu doon ko wax ni. jox naa la 1 million 500 léegi 3 millions 500 mooy complété. waaye yow joxaat la fii muy 4 500 waaye leer na waaye révélation lii mooy révélation ma yii mooy loo xam dégg ngeen. encore je vais faire une révélation parce que man. bëri na li may liggéey. ak ay force de l'ordre. dégg nga force de l'ordre yi lii mooy ay contentieux yoo xam ne parfois dañ koy arrangé si commissariat ak brigade de gendarmerie. waxu visa tey. visa Schengen. ñu ngi koy discuter entre 3 millions 500 ak 4 millions. alors loolu dafa war a nekk gouvernement Sénégal defe naa li war nañ ko dégg ministère yi ak consul yi war nañ ko dégg visa Schengen 4 millions ba 4 millions 500 kooku Babacar Touré da ngay kàcc da ngay fen ça n'existe pas et j'espère que police ñu jël si la nga documenté li nga wax amul visa bu ñuy traité buy jar 4 millions wala 4 millions 500 kooku amul yéen a ko déggal seen nopp bopp dégg leen lan la ci teg ak passeport diplomatique mais la lu ñuy ñëw lay traité quoi man bu ma mënoon am passeport diplomatique bu ñu jar 4 millions 500 damay delluwaat Sénégal mu jënd ko di dem fu ma neex et alors ñeneen di ko def keneen di ko def dégg leen Babacar Touré kii ne le soi-disant journaliste yan révélation yi mooy ay waaye non ay sketch laay wax moo gën bala mooy utiliser beneen parole. passé wu ko. non d'accord. prix bi dépassé ko mënu nekk 5 millions. maximum 4 millions. 4 millions maximum. passeport diplomatique. la gars yi di négocier. tey ñaata ba 2 millions 500. 2 millions 500 mais non mais yow passeport diplomatique yow xoolal waa ji contradiction yi quoi pour am benn visa dem benn réew 4 millions ba 4 millions 500 passeport diplomatique 2 millions 500 nga xam ne yow mën nga dem fu ne ci àdduna bi. mais sa waay xanaa boo nekkul sax ci gouvernement wala nga ne ci état wala sénégalais ba gën a dof mën naa gëm lii golo gii di wax kii mooy kii def révélation yi dégg leen. normal ma jëlal la yoon ma teg la mësut a dépassé 4 millions. d'accord mënu nekk. d'accord Babacar même tuuti ma ñëw ci wàcc Aliou. léegi leer na non parce que vidéo bi nga gudd léegi damay dem ci beneen gis ngeen Aliou Sow mi nga xam ne si da ko waxoon kooku première vidéo bi la woon lii ma leen bëgg a proposer nag moo Aliou Sow ci deuxième vidéo bi da ngeen dégg mu ne gis na dégg na loo xam moom du ko publier moom mu ngi doon annoncer vidéo bii ngeen gis muy ñaareel bi booba génn gul Aliou Sow lii la wax ca même Walfadjri boobu ci matin ñu déglu. c'est-à-dire lu mi ngi koy wax dans le quotidien Le Mandat mais franchement c'est une question boo xam ne dafa jar a bàyyi xel. nee nañu kilifa dafa dañ ko jàpp loxo ci poste muy jaay ay visa. ok kilifa wax na ci télé bi nee na ce n'est pas vrai histoire affaire oto la doon négocier. négocier wul affaire jaay visa kooku xaritam la et cetera machin ak yi demee noonu. d'accord mais pour Sénégalais am ci lu leen leer. je pense que ni li gënoon rafet ñaari solution moo am. mooy au kilifa day porter plainte. parce que dañ ko wane ci ay images yoo xam ne loolu def ko soi-disant que image yi dañ ko trafiqué ou alors procureur wóor na ko ni kilifa lii mu def. c'est passible, c'est un délit passible de prison comme l'a souligné le mandat. kaso la war a dem Ababacar Sadikh Lo.
à ce moment-là effectivement mu autosaisir ñu fexe ba gis dëgg bi bu fekkee ne dafa jar kilifa loolee mu def te ñu bari daan ko def Sénégal et bien boobaa sanction bi daanu ci kaw waaye lu tax defuñu ko kilifa du ce sont des questions qui ont été posées déggal fi par justement donc ce journaliste du quotidien Le Mandat mais man journaliste boobu moom Babacar moom loolu mu posé moom journaliste naa fekk la quoi espèce sagaru journaliste la déggal lii man dama ruus quoi déggal seulement man dama ruus xam lu tax ma ruus parce que man dama xam loo xam ne journaliste bi xamu ko ce jeune lo Ababacar Sadikh Lo nekkoon la man dama xam loo xam ne moom xamu ko mooy vidéo bi ngeen gis après mu nga ne lan laa xam c'est quoi mooy man dama ruus parce que dama gis loo xam ne non yal na yàlla musal yal na yàlla dimbali quoi musal ñu ci seytaane xam nga lu tax amiin yu mel na Babacar parce que en réalité journaliste la man dama gis lu leer naññ kilifa di waxaale affaire passeport pour visa man dama gis loolu deuxième vidéo bi ruus naa sax te du ma ko mës a génne li ko jëkk a gis la bokk bokkut ak vidéo bi ñu gis bokkul quoi Salma beneen j'ai honte Aliou Sow da nga gis beneen vidéo bu bokkut ak ñun bi ñu gis Salma xam nga man du ma waxantu non dama bëgg mu leer rek déet non waaw ma xam nga man mos naa wax lu am vidéo la li ngay wax non mais ma xam du ma wax lu amul si je sais mais pour leeral rek da nga am mais dégg nga dama gàccee man waaw dama gàccee parce que loolu dama gis vidéo la waaw encore une fois vidéo la vidéo la quoi mooy bi ngeen gis yéen après quoi bu leer nañ dama ruus muy waxaale pour jaay visa mais oui putain kon jeex na sama gars yi vidéo mi ngi bëgg a gudd foofu la ñuy yam donc bu ma sañoon nag waa Walfadjri daañu jëlaat comme ni ma ko waxee Alioune Sow mii nga xam nitu dëgg la Walfadjri la nekk Walf gaay yëpp ay pro Sonko lañu ay naafeq yoo xam dañuy sos ba ñoom ci seen bopp vraiment bu ñu xoolee seen bopp ci seetu sax dañu war a tas seen bopp quoi voilà mooy genre Babacar Touré yi kooku moom il n'est plus crédible fen yi mu fen fi tey dégg ngeen ko Babacar Touré nag la leeral état Sénégal fan la gis ñuy traité passeport diplomatique de 2 millions 200 2 millions 500 xëy na loolu moo ko gis ak ñenn ñoo koy def donc moom loolu kilifa doon def moom am na ci xam-xam bu baax nañu ko gën a tegal ak visa bi nga xam ne Schengen la 4 millions mënul dépasser nangam comme prix la boo xam ne si boo demee daal il faut nga fay lii mënoo romb prix bi te loolu wërut a nekk visa kenn waru ko jaay visa ay timbre lañ ci laaj demande la da nga koy def fay ca timbre yooyu buñ la ko accepté lee li nga leen jox comme motif valable la ñu signé la ko man mii noonu laa ko amee samay morom am ko fayuma ci million fayuma ci 500 000 fayuma ci 100 000 francs kooku dafa war a leer donc un journaliste war a ñëw di ñu leeral di ñu gindil ay nit def ay trafic mu war a ñëw wax ñu lan mooy dëgg bi mooy ñëw fi di ñu wax ñaata la visa di jar ñaata la passeport diplomatique di jar dem na ba ci yéen a ko déggal seen bopp passeport diplôme moo gën a yomb sax que visa bi nga xam ne si visa Schengen la quoi pour wàcc France wala Italie wala fu la neex Babacar Touré tu dois avoir honte de toi ci yow yaay sagaru journaliste boo xam ne sa catégorie ak yaat ñu mel na yow yéen a rusloo boobu catégorie waaw ku dul journaliste sax moo leen gën li ngeen def c'est une honte pour la République waaw surtout ku mel na yow kan moo war a toogati di déglu di la gëm kii mooy Babacar Touré kii mooy yàq deru Liban gee gis ngeen frère Bokandé moo ko fa yàqal ay fenam am na ndaw si ñuy wax awa Macky andi na fi ne awa Macky xamu ko woon nangam nag man maa ngi photo yi fii bu leen neexee ma monté ko bi mu ñëwee aéroport fële di ko jëlee ca Liban yàq fa daram waa ji nekkoon situation doon dimbali sénégalais yi yu jigéen yi ak lépp waa ji dem fenal ko fi ay fenam yi bañ dàq ko ci école ba mu doon jàngale ba nangu ay këyitam yàqal ko kooku mooy Babacar Touré ak yeneen kii mooy ki nga xam ne moo ñëw ne Adji Sarr am na doom Adji Sarr am na jëkkër te dégguñu fi jëkkëru Adji Sarr wonuñu fi kan mooy doomu Adji Sarr ak fan la dëkk ak photom sax nekku fi voilà kii mooy Babacar Touré kii mooy koo xam ne si moo demoon ca salon Sweet Beauty Bay niñ ko meloon mu ñëw arrangé waat salon bi ba mu nice nañ ko defe woon te xamul woon ne yor nañ vidéo original bi mu ñëw defaraat ko ñëw di fa saytaane wax fa loo xam ne dara amu ca def ay reportage naan moom lu muy wax dëgg la ak ay recherche tam Babacar Touré il est temps que nga may sénégalais yi tayam jàmm ngay ndey waaw kenn gëmatu la waaw waxatuma la affaire yu ñoom Pape Faye ak affaire yooyu bu ñu delloo ay France yooyu xam nga mënoon nañu fa génn yéen ak yeneen yoo xam ne si waa ji génn ak fenam yu mag yi day nekk fu ko neex ne moom mooy xam
bu nekkee boo waxee mu ne maa ngi woon Paris mais la doon xew Sénégal xam na ko lay xew États-Unis mi ngi xam na ko kàcc yi kese lii ngeen dégg tey def na ko Babacar Touré demal nga wax passeport diplomatique kan moo koy jaayee 2,5 millions ou non yaa ko wax fi ci télévision nationale ñu dégg Khadim Gueye du sos du fen kon nag gars yi peace and love waroon na mën a am na lu des sax dama ko dagg parce que vidéo bi mat de daanaka 1 heure de temps donc fii la ñuy yem boo bëggee dégg bindul fii ñun duñ journaliste mais dëgg lañ di tegal dëgg lañ di wax ñaanuma yàlla di mel ne Babacar Touré ak ay Pape Alé Niang ak ay Ahmed Aïdara genre sagaru journaliste yu tekkiwul dara yi yoo xam ne au lieu ñu informer leen dañ leen di désinformer ndax pour yóbbul leen ndax parti politique bu mu bokk ngeen bokk fa mais bu dee seen fen yi Ousmane Sonko gis nga pale be photo ba la ñuy gis du ci romb du ko romb waaw parce que yéen li ngeen li Ousmane de mu dee li muy moom dëgg la moom lay xeex ak yéen li ngeen yéen ay fen ngeen di xeex donc fenkat bu ànd ak yéen yi ngeen koy jàppale fen dafa ne sénégalais yi ay dof lañ yéen a ngi nax seen bopp da ngeen gas pax ba mu xóot yéen ak Ousmane Sonko da ngeen sërëx ci biir peace and love guys in the world respect bu leen fàtte ñàkk yi masque yi gel bi raxas loxo yi mesure barrière yi loolu moo ñu ciy génnee ba ci fan yi ciao